ci yow la nekk. dégg nga ko naka ko def yow sama notification ma ñëw ci yow no waaw waaw yaa ngi bombardé affaire bi de wut mi ngi ñëw de day coming pourtant dugal naa ko de yónnee na ma ko dugal naa ko noo di yow keneen lay wax yow kay mbir maa ngi ci yow fi mu ne nii man du ma def erreur mbir mi ci yow la jublu bu erreur amee gars yi jàpp la waa jooju ngeen di xool koo koy dóor waar waa jàpp leen ci gis ngeen waa jooju kii dóor waar kooku mooy dóor waar Modou Baye Fall ndaw ziar ah non man sama nit ñi dañoo rek suñu xarit yi dañoo réglé ils sont polis yooyu ngeen di dégg yooyu amul gars yi xam nga ñoom ñooy nekk ci seen ay tooxi doona ñu wut kuñ ko langal mais man ñii ma xam man ngaa laaj ba pare doo dégg wax bu ñaaw waaw gars yi ñu ngi leen di ziar de ziar lu bare waaw ñu ngi leen di ziar ñu ñëw amal ak yéen ay waxtaan yu am solo tey ay invité lañu dañoo invité fii ci Dóor waar à cœur ouvert. voilà à cœur ouvert nag nee nañu à cœur ouvert fi mu ne nee nañu na xol yi sedd à cœur ouvert xëy na boo leen ci profité loo leen xamuloon ci Ousmane Tounkara ñu bari xamaale ko ci. ñu xam ko tey beneen facette. ñu bari xam ko beneen facette bu bees la nee na lay indi voilà nee na dafa bëgg sénégalais yi xam le vrai Ousmane Tounkara ah voilà donc beneen facette la donc partagé leen. Boubacar Balde mu ne maa ngi nii wéyit ba léegi waa guddi na de waa mais ñun Amérique 10 heures moo jot ki ne guddi na Modou Touré comprendre nañ ko mais ñi war a nelaw leen rek boo leen yeewoo suba seetaan amul benn problème mbir mi du dem fenn mbir mi li ci neex mooy day toog fii waaw mu ne guddi na waaw guddi na waaye nag comme niñ ko waxee rek xam nga déjà tey 2 heures du matin Sénégal moom mooy 10 heures Amérique donc heure yi dafa wute voilà waaw Modou yi carte nag lan la moom mooy sa cli sa gars yi yii nii waaw yii moom ñooy jàpp ci karang-karang. ok the sponsors waaw ok yii daal ñooy gunge.
All right. So, Nio, à cœur ouvert. Hein? Li ñu wax tey kan mooy Tunkara. Yeah. You need to know that. Voilà nag ñuy attaqué affaire yi. waaw mais tàmbaleegul n'est-ce pas wala tàmbale. non briefing la nii. 3 minutes. ok noonu la demee daal. ok. waaw. donc tabaski bi amu ko occasion xam naa kii lii ñuy dem. balu naa balu ak. waaw si rajo yi. non pas rajo. waaw c'est important quoi. mais en personne oui. À 3h57 en Allemagne, wow. Nous, on est à 9h, à 21h57 à New York. Jean Niass, France, 3h56. Et on comprend. Comme nous l'avons dit, ça me dérange, heure bi moy heure radio bi. Voilà, Idaho, voilà, suñu waji nek Idaho ndaysan. Malamin Mbalo, mune is 8 p.m. in Idaho. Masha Allah. Voilà, it's 10 p.m. in New York. Voilà, it's 4 a.m. in Germany, 4 a.m. in France, 2 a.m. in Sénégal. Voilà. Donc, non la rek. Ibou Ba, waaw Tambacounda, assalamu alaikum. Gars yi ñu ngi leen di ziare Abdul Aziz Sané, Hakim Percy, love you brother, Lara love brother. Madjen Djen, ñu ngi leen di ziare Boubacar Ndiaye, 1h58 au Sénégal. Je vous suis depuis Saint-Louis. Babacar Ndiaye, kontaan nañu. Babacar Kane, Papis Diédhiou, 7h59 in Seattle. Voilà, mooy 8h rek. Macha Allah, merci rek pour rester rek ba 3h rek. Non, 1h du matin rek, Inch'Allahu Rabbi. I mean, 1h de temps rek lay durer, 1h. 1 hour. It's gonna last us 1 hour. One hour. Il est presque 4h du matin en France. Mais bon, waa combat bi moo ko jar Jean loolu mooy dëgg. Voilà, 3h, 3 a.m. in London. Wow, Dave. Lots of love. 2 a.m. in Wakam au Sénégal. Wow, Wakam. God bless you, brother Hakim Percy. God bless, bro. Lots of love. Jokar Jai. Good night, bro. Kausu Cisse. Masha Allah. Njaga Njon, Nena Masha Allah. Je vous suis depuis le Sénégal. Étant hospitalisé. Ça me fait plaisir. What? Je m'excuse, ndeysaan Aminata, yàlla na nga tane ak jàmm ak salaam. Yàlla delloo la ci sa sago. Nga delluwaat ci sa kër ak jàmm ak salaam. Voilà, on sympathise vraiment. 800-531-1550. 800-531-1550. 800-531-1550. That's 800-531-1550. You love your dog. Is something bothering him or her and you can't figure out what it is? Maybe they seem slow or lethargic. And maybe they just don't have energy. Voilà. Wouldn't you like your dog living their very best life? PetJoy offers a money-back guarantee. Gars yi gis na la gars yi yor gis ngeen kii. Just let us know and we'll make Kii it work. dame de fer la kii. Dame de fer. Voilà.
merci. eh Dame yow après ñu dégg ko. naa la woo. ba noonu bu aéré waay. ñu ngi on the air ah. waaw léegi bismillah. mais bii dafa mel ni il faut nga dindi mbaxana bi pour confortable. ah. il faut nga dindi mbaxana bi. waaw. mais waruma ko woon dégg ci kii bi. ah. waruma dégg lii. ok yokkal ko lim. yokk naa mi ngi ko. ñëw. essayé. waaw ñëw na. mi ngi ñëw. Exactement 10h07 di ziar la communauté sénégalaise di béggee ñëpp ñi nga xam ne nii dañuy safoo ci waxtu bi ni moo koy tàmm di waxee bés bu baax bi altine la heure bu baax bi 10 PM la.
di bëggee la communauté sénégalaise di leen baalu ak di leen wax déwéniti ci feetu tabaski bi nga xam ne nii ci leen jóge di ci wax déwéniti tous les musulmans rawatina émigré yi nga xam ne nii defe naa daw ci sedd bi ak ci tàngaay bi ak stress bi mais lépp ñu yónnee njaboot gi defe naa tabaski bu neexee Sénégal grâce aux émigrés la moo tax ay jàmbaar la du ma tàmm ci di leen kañ du ma taay ci di leen bége li ma doon di Ndongo di loo xam ne ni loo am solo la ko way bu am solo di ko bége ñëpp ñi nga xam ne dañuy safoo émission Dóor waar di wax ni tey am nañ gan goo xam ne ni kenn du ko présenté di Ousmane Tounkara mi ngi ci studio bi defe naa à cœur ouvert li ñu tàmm di indi chaque lundi ngeen waxtaan ak nit ngeen gis seen yeneen facette yoo xam ne nii dinañ essayer dugg ci ak ñoom li may def rek mooy dellu bëgg ñi nga xam ne ñii ñooy safoo émission Dóor waar ñi nga xam ne nii ñoo nii gunge muy ku ci mel ne Global Travel Network Mohamed Diop ci biir yomb yi nga xam ne nii lu ci mel ne British Air Turkish Air Air France South Africa Delta yéen ñu bëgg biir yomb daw leen gaaw ca Mohamed Diop ca 231 West 116 Street Global Travel Network ci room yi wala appartement yi wala GP donc ki ci des mooy Kazu Rajab High Tech ANC nga xam ne nii yéen ñi bëgg a fay seen bill yi Bus lu ci mel ni T-Mobile lu ci mel ni Ultra AT&T Simple Mobile Net 10 H20 yéen ñi bëgg a yónnee xaalis RIA yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a bëgg a def ay temps minute computer lu ci mel ne phone accessory certificate translate phone repair All Star Retail yéen da ngeen di dem rek ki nga xam ne nii mooy sunu mbokk boobu di Kazu Rajab High Tech sunu mbokku Njaga Caam ubbi ko ca fee 355 West 125 téléphone yi 646 la 476 5009. waaw ndax yéen ak may dégg ubbi nga may dafa tëj mais yow ñu ngi lay dégg ñoom ñu ngi lay dégg yow. Sen GP defe naa ak mu lay ga baax shipping di soxna Aida ak Aziz nga xam ne ñoo gaaw ci yóbbu bagage next day. Monday ba Saturday dañuy ubbi 11 ba 9 PM fële ci 61 Saint-Nicolas Sunday bi 12 PM la ba 6 PM donc yéen ñi nga xam da ngeen bëgg a jëli seen bagage Sénégal indi ko Amérique wala ngeen jëli ko Amérique yóbbu ko Sénégal next day soxna Aida Abdou Aziz Ndiaye téléphone ba 917 la 957 5168 li ma doon. ñoom dinañu dégg sa musique li ngay wax ñoom dinañ ko dégg waaw ñu ngi dégg musique bi quoi mais soo commencé dinaa ko ubbi. non yow bi nga waxee ñu ngi lay dégg. tey gars yi nee nañu cœur ouvert. wireless activation yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a bëgg a fay seen bill Simple Mobile H20 Ultra yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a bëgg phone activation phone card fax copy scan translation accessory ngeen jokkool mooy wireless activation ci 126 West 116 Street donc general manager ba xam ngeen ko Youssou Diop la 917 337 3724 donc yéen ñi nga xam ne nii da ngeen a bëgg bépp activité boo xam ne dafa jëm ci loolu li may def mooy 212 suñu mbokk bi ci ligne bi jëm ci wàccaay Bamba ji mbokk mi salaamaaleykum waaw bismillah sëñ bi waaw bismillah ñu ngi lay déglu déggoo bi leerul nag de boo mënee ci téléphone bi mu gën a leer quoi merci di ko remercier di wax suñu mbokk boobu mun na kóolaat pour ligne bi gën a jàppandi donc li may def rek 10h12 di rappeler que yéen a ngi seen émission Dóor waar à l'instant Ndongo Lo li ma doon nga xam ne nii di way bu am solo baax lool ci ñi nga xam ne nii wax dëgg yàlla ñaare nit ki li mu doon da leen xaw a déranger donc bu ko defee ñun fii rajo Dóor waar dañoo léemu suñu bopp bu yàgg defe naa 5 ans ngi nii avant émission bi dem fenn lan wax li ñu doon pour que ñi nga xam ne ni après taxawaay bi wala toogaay bi di leen xaw a déranger ñu xam ni nit ki li mu doon du dara dul yàlla suñu borom donc yow képpel li nga doon rek te nekk li nga doon te boo xoolee li nga doon rek bàyyi ki nekk li mu doon mu nekk ko da ngay noppali ko te nag àdduna li ciy am solo mooy waajur ndey baay bu fekkee ne da nga nekk doom da ngay concentré wu ci sa ndey ak sa baay boo concentré wu sa ndey ak sa baay rek toppatoo leen lépp li nga bëgg sa àdduna day yomb mais boo concentré woo ci sa morom mu mel na mu war a mel wala mu am la mu war a am meloo ko
sa xol day jeex ngay gën a jeex di gën a torox te loolu baaxul donc nañuy nangu li nit ñi doon donc nekk loo xam ne nii lu am solo la exactement 12h13 di rappeler que yéen a ngi seen émission Dóor waar rek ma jëlaat mbokk mi nga xam ne nii lii nga xam ne nii muy yëkkati nekk kàddu yu am solo saxal communauté bi mbokk mi salaamaaleykum. waaw bismillah ñu ngi lay déglu. jërëjëf. 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 jërëjëf merci. jërëjëf merci. jërëjëf merci. jaajëf. jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf. 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 jërëjëf merci beaucoup di ko remercier bu baax la PEP on revient. Avez-vous une assurance médicale? Avez-vous besoin d'un médecin? Savez-vous où aller? Courez-vous le risque de contracter l'infection du VIH ou les hépatites B et après C? pub bi rek ñu démarrer waaw la qualité de ce son était différente. léegi baax na waaw ubbeeku ma micro yi nag. ok. African Services Committee offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuelles non transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux à bas prix sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 Ouest 127 Street à Paris. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille. Appelez le 212 222 38 82 ou visitez notre page internet www.africanservices.org pour plus d'informations. Obino waa gars yi yéen a ngi may dégg. ñoom ñu ngi lay dégg lépp mais boo waxee day def ondaye
day dem lan. ci air bi mbedd beeg ñëpp lay dégg. amul ñëpp problème ñu ngi lay dégg nice. ok yeah. Merci African Services, merci donc à nos sponsors ñi nga xam ne ils ont fait confiance à l'émission Dóor waar. Merci à Khady Khady Diallo nga xam ne ñii doomu sénégalais la di yëngu ci wàllu crédit repair ak képp koo xam ne rek da nga bëgg a créer sa société ak ci lu mënti doon rek moom day yëngu ci mbir yooyu di doomu sénégalais bu xarañ ci mbir yi di liggéey ak ay nasaraan donc képp koo xam ne rek da nga bëgg defar sa crédit wala nga bëgg créer sa société mën nga jokkoo ak moom ci 770 895 81 99 770 895 81 99 Khady Diallo nga xam ne dinañ am plaisir dalal ko lundi muy waxtaan ak communauté sénégalaise bi lépp jëm rek ci loo xam ne day dimbali moodu yi jëm ci wàllu crédit 10h19 tey jii laa ko daan wax tey laa ko daan tàmm di wax sama yaram daw na li tax sama yaram daw mooy ki ñu dalal fii dafa nekk sunu xarit nekk sunu frère nekk sunu compatriote nekk koo xam ne nii dañ nekk noom ci dëkk bi nekkin bu rafet à cœur ouvert tey sunu mbokku auditeurs yi nga xam ne ñoo ñuy teewlu ñu am mbégte dalal ku ñuy wax Ousmane Tounkara Ousmane maa ngi lay nuyu. Modou maa ngi lay fay di profito nuyuwaale aussi sa auditeurs yi yëpp ak fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rawatina fii ci New York ma leen di balu ak aussi parce que aw ma woon opportunité xam naa def ko ci rajo bi maa ngi balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaan yàlla mu boole ñoo jéggal ci julli gi ñu jóge mu nekk kàddu yu am solo di rappeler que mbokku auditeurs yi yéen seen émission Dóor waar ñu nekk ci rubrique à cœur ouvert à cœur ouvert Ousmane Tounkara wax sa bopp yombul mais question bi may dugg laaj rek kan mooy Ousmane Tounkara. Comme ni ma koy waxee yomb na yombul Ousmane Tounkara de benn doomu soninke la doomu sénégalais bu juddoo Dakar comme ni ma koy waxee toujours yaroo booru Vélingara ci papu soninke ak yaayu bambara ñëw nag ci réew mi vraiment ci ay at ci ginnaaw booba vraiment on était encore jeune on a fait une trentaine d'années ici vraiment biñ fi ñëwee tamit comme bépp doomu sénégalais ñu jaar ci suuf comme ni ko américains yi di waxee toujours started from the bottom mooy tàmbali ci ay raxasum oto ci ay raxasum ndab ci ay restaurant xam nga nekk ci communauté bi vraiment ba yàlla def créer ay société créer ay emploi jaxasoo daal ak li nga xam ne moom mooy suñu nu ma ko mën a waxee suñu société sénégalaise bi vraiment bëgg sama réew nag defe naa lu ma sonal ci àddina bëggum Sénégal moo ma sonal parce que pour man sans sama. mën nañ xam ban âge nga am bi ngay ñëw ci réewum Amérique. bi may ñëw fii Modou j'étais presque à bas âge parce que bas âge ci ñun mooy 17 ans. donc 17 ans laa am bi ma fi ñëwee nag vraiment fekk naa fi sama sœur sama grande sœur mais fekk fi aussi sama frère sama grand frère mi ngi fi. donc bi ngay ñëw fii wéetuma mais quand même comme ni nga ko xamee je pense que bitim réew dafa xaw a wute ak réew ma parce que bitim réew malgré man nga fi sax fekk mbokk mais tu es indépendant parce que da ngay fay ay facture mën naa la ne ñun Amérique dañu wàcc première semaine bi ñu fi def rek mooy semaine gratuite mais ginnaaw première semaine bi boo tàmbalee liggéey première semaine bi buñ la ko fayee boobu dañ la koy jéggal mais boo demee deuxième semaine troisième quatrième da ngay daal di commencer fay maanaam bokk ci fay lekk bokk ci fay luwaas bokk ci fay courant lépp loo xam ne dañ koy fay ci kër gi dañ ciy bokk ak ñi nga xam ne ñoo koy def. vraiment loolu mooy ñun suñu culture. mënoon nañ xam lu indi tukki bi
jàng si la woon wala wut si la woon. xam nga naa ne wut si jàng si indiwuñu parce que man déjà sama pap soninke la te soninke buñ ko xamee nañ ñu tukki lu bari waaye Modou dafa bokk ci man loo xam ne tey mën naa koo expliquer tuuti rek parce que xam naa ne temps bi du gudd il faut question yi ñu koy gàttal waaye bi may ñëw Amérique jom moo ma fi indi parce que bi may jógee Sénégal bàyyi naa fa waajur ju am lépp am sama waajur wu góor ñi ko xam nañu on avait tout mënoon naa bañ a tukki waaye bi ma ñëwee li ma gën a génnee mooy wuti sama yëfu bopp parce que dama yàgg gëm loolu yàgg ne doomu diw la diw a ko gën nekk diw a ko gën parce que xam nga da ngay dajeek ay nit Sénégal liñ la xàmmee ràññee la mooy doomu diw bi doomu diw bi yaay doomu diw bi mujj gi dañuy dem ba sa tur sax duñ ko xam doomu diw bi rek la ñuy wax parce que toujours comme niñ ma daan gisee ak sama pap maag moo ma doon liggéey donc sama tur sama adresse c'était doomu diw bi donc li lay gën a bëgg a tukkiloo mooy ñu ne diw waajur yooyu ñu ngi ci kii wala dañoo wàcc liggéey. waaw sama waajur wu góor wàcc na liggéey parce que bi may ñëw fii sax malgré société bi mi ngi doon dox mais moom wàccoon na année bi mu wàccee liggéey laa fi ñëw bi mu génnee àddina rek pour man il était temps d'aller au lieu damay toog di xëccoo li nga xam ne toujours moom la waajur yi di bàyyi nga nekk ci société waaw lii maa ko moom fii maa ko war a gérer fële maa ko war a doxal yow nga dem rek dem lijjanti sa yëfu bopp lijjanti wala lu mu bàyyi ba léegi bu ma la nee lépp loo xam ne dañ ko war a séddoo muy ndono dama ko bàyyee sama waajur bu jigéen man dama ñëw fii rek bëgg a defal sama bopp. waajur bu jigéen moom ma nga Afrique. waajur bu jigéen ko ñaanal mu gudd fan lool. macha Ousmane ñëw ci dëkk bi ñu dégg la ci mbir yu bëri boo déggee Ousmane daanaka balaa may ñëw sax ci wàllu live yeeg. affaire kii yeeg yooyu noonu ñu dégg la ci ay mbiru ay oto ay mbiru kii mën nga ñu dikkalaat ci histoire boobu. xam nga Modou comme ni ma la ko waxee Amérique bu njëkk ba Amérique bu neex la. Amérique bii nag léegi xaw naa doy waar tuuti parce que dëkk bi je pense que c'est un peu différent mais ñun bu ñuy ñëw ci dëkk bi booba Amérique loo laal rek day daal di baax comme tey naa ne gars yi doon jaay ci tali bi boo leen laajee il faisait des milliers de dollars liggéey yi tamit gars yi dañ doon ci doon dajale bu baax li waa si yomb Modou ñëw naa ci dëkk bi ba je te dis que en presque 97 laa commencé demal sama bopp laa commencé am sama société bopp 97 98 ci sama liggéey dafa bokk li ñuy wax shipping maanaam ci africain ci jeune sénégalais man maa fi njëkk am société boo xam ne lii ngeen di gis nii tey nit ñi di indi seeni ay conteneur di am ay camion di yóbbu di indi ci ñi ko njëkk am laa bokk voilà donc créer sama société bopp jënd camion ut chauffeur ñuy liggéey ngay jënd ay oto nag di jaay par exemple tey dañuy toog nit nekk Sénégal wala Nigéria wala Mali wala Gabon wala Côte d'Ivoire ñu commandé la ay oto nga jaay voilà donc xuusaat rek ci mbirum oto ba à un moment donné comme niñ koy waxee comme xeet bu ne te duñ leen ko jàppee nag comme li ñu leen di wax toujours nit day mën a baale mais mbirum oto boobu ngay dégg ñu ñëw ba à un moment donné ndeysaan mu commencé jur ay mbiru jalousie mooy ay nit yoo xam ne dañ lay kiñaane dañuy ne waa jii de li muy am fu mu koy jaar donc ñu ngi daal gas ay ndëgg sërëx donc lii du lu bees ci ñun ñu ngi gas ay pax ci gàttal mu amoon ci kenn ci sénégalais yi koo xam ne xam naa dafa doon def di yóbbul ay nit ay conteneur ñu jàpp ko biñ ko jàppee fédéral bi mu ko jàppee ñu ne ko nag léegi yow duñ la yóbbu dañuy liggéey ak yow comme yow nga nekkal ñu benn genre informant léegi yow yaa ñuy xoolal sénégalais yi ku ci nekk ci tooxa doona rek nga wax ñu ko léegi man problème bi li ma gën a rey man comme waa ji man maa koy indil conteneur man du ma joxe comme du ma yóbbul nit conteneur man conteneur bi ci boppam laa lay jox comme waa ji man maa ko daan indil conteneur moi j'étais vulnérable moom opportunité bi mu doon wut mooy xool rek moom yi tàng yi ñu teg ci boppam feneen fu mu koy mën a yebbi
comme bépp sénégalais je pense que il a trouvé que moom pour moom man maa gën a vulnérable donc man maa doon liggéey ak moom mu xool rek ay ndëgg sërëxam wala diw woote téléphone def ay loolu yëpp nag dañ ko bàyyi mu jàll parce que mu doon lu ñaaw amu ci ndam nag parce que tardel na ma sonal na ma mais en fin de compte j'ai été vraiment clarifié ma ñibbiwaat sama kër ak sama njaboot ma delluwaat ci samay activité côté activiste boobu ngay wax aussi dinaa si ñëw dinaa si dugg si sax mais balaa ma yegg ci loolu tey à cœur ouvert lañu wax ak Ousmane Tounkara tey jii nga ñëw ne ci dëkk bi jël fii soxna am fii njaboot affaire demee noonu tey jii nan nga gisee sa nekkin fii ci réew njaboot bi soxna si. Modou li ñuy wax toujours rek defe naa sama chance bi gën a fort te saa yu ma ko waxee sénégalais yi ne ma yow dangaa ragal soxna si. chance bi gën a fort ci àddina bi ma am mooy soxna su baax yàlla daf ma wërsëgal soxna su excellente donc loolu daal di yombal lu bari ci sama àddina parce que au moins bu ma nekkee ci biti ci àll bi di daan doole may lijjanti pour lu ma yóbbu kër au moins xam naa ne kër ga moom organisé wu na parce que ma fa bàyyi mi ngi def li ko war mi ngi vraiment yar xale yi di leen teg ci yoon waaye Modou mënuma ko waxee neneen lu dul alhamdulillahi rabbil alamin j'ai une vie que defe naa moom la ñëpp di ñaan yàlla ndax am naa lu ma dimbalee njaboot ji am naa fu ma dëkk am naa njaboot ju baax yar naa samay doom am naa ay bant yar leen jàngal leen donc je pense que bu dee loolu moo tax ñuy wax muy soxna Awa Ndaw voilà muy soxna sa mbokk muy sa mbokk ndaw ku na sama doomu baay bëgg ceeb bi rek a ko yàq lu dul loolu moom li ci des yëpp c'est parfait moom. Bon, on va entrer dans les vifs du sujet donc mu nekkoon lu am solo di rappeler que ñu ngi nekk à cœur ouvert dans votre émission Dóor waar tey ñu def actualité. defe naa récemment mois ci ginnaaw nga def actualité. fii ci communauté sénégalaise bi. ci réewum Sénégal ci àdduna. ñuy waxtaane Ousmane Tounkara. balaa muy dugg ci problème bi dëgg lan moo la dugal ci mbiru live yi ak mbiru activité. well xam nga bu ñu nee live boobu moo gën a yomb parce que live moom defe naa moyen de communication la parce que en 2013 bi Macky Sall di soog a jël nguur gi Ablaye Wade di soog a wàcc rek booba inondation. da nga mës a am ay ambition nekk candidat président. élection présidentielle absolument parce que mooy li ma lay wax ni en 2013 dama gis doxalinu Sénégal doon lu bizarre booba 1 an rek la Macky Sall def ci nguur donc 1 an après Macky Sall bi mu ñëwee ci nguur mu am ay inondation yu bari yoo xam ne ci temps wu Ablaye Wade la xewoon nag donc ñu ci doon jàpp di indi ay mbiru social di jàppale gars yi di def daal lépp loo xam ne mën nañ ko pour yombal dundu nit ñi pour yombal dëkkuwaay yi yombal njàngu xale yi et consort mais loolu yeewul fibre patriotique ou ambition politique li ko yee mooy bi ñuy dimbali Sénégal dañu bëggoon def ko ci suñu coobere bopp maanaam dimbali doomu aadama yi direct parce que dañu xamoon ne gouvernement yi dafa corrompre donc bëgguñu woon jël suñu alal jox ko gouvernement pour mu dimbali doomu aadama yi parce que xam nañ ne gouvernement yi loo leen jox 10% mooy dem ci population yeneen 90% yi day dem ci ñoom ci mbir yooyu sax am na ay jeunes sénégalais yoo xam ne indi woon naa leen fii ci réew mi ñu ngi fii Amérique ñun ñoo leen indi woon ci suñu programme yooyu ñu ngi fii di daan seen doole ñii am nañu këyit ñu bari ñoom sax am nañu këyit ñu ngi fii ci Amérique am këyit am soxna am famille te ñun ñoo leen indi woon parce que xam nga booba moyens yi permettre leen pour ñu tukki mais comme ñu ngi ñu doon jàppale ci mbiru social yooyu ñu indi leen fii ci réew mi donc pour gàttal li indi woon ambition politique yi dañu demoon ba gis ne suñu politique yi duñu nangu def dara loo xam ne ñoom gisuñ ci seen bopp donc ñu commencé ñoo faagaagal di ñu indil ay jafe-jafe maanaam boo bëggee dimbali sax société wala boo bëggee dimbali ay doomu aadama wala dara sax conteneur bi bu yeggee port ñu jàpp ko indil la ci ay gilaawal yi dul jeex ñu forcé ñu wañaar suñu loxo ñu ne forcément dañu war a travailler ak fondation Servir le Sénégal muy fondation Première Dame donc loolu moo yee mbiru politique bi loolu amee
ma waxtaan ak ñi nga xam ne dama doon liggéey ñu ne ma ok comme yéen ñun dañu dëkk ci réew moo xam ne ñoom dañoo corrompre lépp loo leen jox dañ koy bëgg a luubal te bëgguñoo bàyyi nit ñi ñu def seen liggéey freely te yow nga nekk ci réew mi yàlla may la maqaama bi may la moyen pourquoi pas yow nga dem demander li nga xam ne ñoom moom la ñu nekk. ambition yooyu est-ce que yaa ngi koy am ba léegi. non parce que xam nga dinaa la wax dara moom. yàlla ba mu defee yàllaa xam lu tax muy def lu muy def parce que bi yàlla di def loolu dama xooloon toile bi ma ne fii kenn baaxu fi pour mën a jiite Sénégal booba loolu moo dugaloon loolu sama bopp mais gis nga tey bi ma yàlla indee li yàlla di def rek xaw ma yàlla xippi samay bët vraiment ba ma toogee delluwaat ginnaaw xalaataat ba ma gis ay jeunes yu mel ni Ousmane Sonko sànnee ko ci làmbu politique bi. defe naa xamoon nga fi aussi sama benn xarit boo xam ne mas nañ fee ànd ci rajo bi. muy Badou Kane un jeune. donc bi ma gisee ay jeunes sénégalais jóg am ambition jël réew mi te ñoom ñu nekk sur le terrain pourquoi pas ñun ñu jàppale ñooñu donc soxlaatul man bu dul sa bëggee man soxlaatul may sànnee ko ci làngu politique bi parce que am naa ñu baax ñoo xam ne vraiment adduna bi yëpp wóolu nañ ne ñii boo leen joxee ab réew ñu yor ko. donc ma commencé remarquer say live Facebook. bi Assane amee jafe-jafe ban déporté ko. dëgg la ñu bëri jàpp ni xëy na Assane li nga xam ne nii mi ngi ko doon def ci live bi pour bañ a am déportation la même chose nga copier pour bañ a am déportation lan ngay tontu ñuy wax loolu. xam nga Modou lii moo ma neex ci waxtaan suñu benn frère journaliste dafa doon ne bu ne wax bu dofee nopp yi koy déglu wér Modou man maa ngi tàmbali def live en 2018 kenn jàppuma kenn dóoruma kenn xasuma kenn saagawuma n'est-ce pas amin saaga nañ ma peut-être xas lu ne wax nañ ma ko Modou en 2019 moi j'étais au Sénégal en janvier 2019 laa dem Sénégal janvier 2019 ba février 2019 bi ñuy voté moo tax ma ñëwaat fii pour voter mooy bi ma mujjee dem Sénégal ma ñëwaat Amérique pour voter parce que fii laa inscrit doon pour voter aussi ma bëgg a ñëw vraiment pour jàppale li ma mën a wax mooy communauté sénégalaise bi pour mën a faciliter lépp loo xam ne day doon vote donc ñuy dem aussi ci bureau de vote yi make sure ne que benn tappale du fi am loolu moo ma delloo si waat donc ñooñu lan la ñuy wax waa koñ ba parce que ku amul këyit ci Amérique bii nga xam mënta dugg avion Amérique dem Sénégal ñëwaat Amérique gii Amérique amul caaxaan parce que boo ñëwee dañ lay emprunté jël sax say bët sax laser bi da koy jël donc Modou je pense que expliquer loolu ay caaxaan lay doon man sama taaw am na 21 ans déjà 20 ans jëm 21 ans donc sama taaw bu jigéen am 18 sama yeneen doom yi je pense que xam nga tu connais la liste donc je pense que bu nit ñi di wax loolu dañoo réeree mbir bi may dugg ci activisme Modou dama gis ñu daan moo la motiver. li ma gën a motiver ci live bu Facebook dama gis ñu parce que dañuy wax mag buy naan ndox bu tàng suukar saa tax. dëgg la nga am njaboot am kilifa nekk ci dëkk bi di liggéey am yeneen business yoo xam da nga koy gérer nga jékko sax nga consacré temps bu bëri affaire activisme affaire show live yi lan mooy motiver Tounkara. li ma njëkk yëkkati ci live Facebook affaire Assane Diouf la parce que Assane Diouf c'est un frère c'est quelqu'un que j'ai connu ici aux États-Unis ma ko doon suivre aussi pas tout le temps mais yenn saa yi bu ma amaan jot ma taal Facebook rek gis ko donc pour gàttal xaw ma woon sax luy live Facebook. man daal dama daan gis rek waa ji di def vidéo di wax ci Facebook ma tombé ci ma déglu ko parce que bul fàtte ne booba la Facebook commencé live yàggul bi ma commencé seetaan Assane Diouf ma jékki-jékki rek benn jour gisuma ko mu génn ma dégg rumeur yi coow li waaw Assane jàpp nañ ko Assane yóbbu nañ ko fii dugal nañ ko fa la génnee nañ ko fa la ma ne mais attends lan moo war a tax loolu ñu ne c'est parce que li mu doon wax moo arrangé wul gouvernement bi ñu porté ko plainte accusé ko de terrorisme ma ne bon ñu ne ma waaw ma ne loolu nu mu mën a nekkee xanaa Amérique war ñu ñoo naïve noonu mais comme ni nga ko waxee effectivement mu tombeek moom dugaloon na këyit peut-être ñu rejeté ko mu def ay recours ñu rejeté mu amoon final order of deportation mais ba léegi loolu taxul ñu war a mën a delloo nit xam naa avocat bi ñu jëloon amul compétence wala gaawul xarañul ci li muy def mu yéex gars yi patam-patame ko yóbbu ko Sénégal
donc loolu yee dara ci man mooy li yeewoon bëgg a nekk candidat yeewaat ci man ne ma attends bu fekkee ne kenn ci ñun ñi nekk ci diaspora bi di dimbali sénégalais yi di leen jàppale di jàppale suñu waajur yi ñëw pour daan fi suñu doole léegi dañuy topp ba fii di ñu wax li ñuy wax ak di ñu tere li ñuy wax man dinaa génn ba xam ndax dinañ ci man dara. nga am ay jafe-jafe récemment ak FBI am ay jafe-jafe ak immigration. nga porter ay accusations graves jëmale ko ci consulat du Sénégal. consulat bi ngay accusé wala consul général El Hadj Ndanga Ndao ngay accusé. ok dama façon yéene tey sax ne du ma xuus ci loolu lu sori mais c'est important parce que question moom bu ñu la ko laajee il faut nga tontu ko. parce que il faut mu leer. consul lay déglu. xam nga Modou. parce que dafa am différence entre consulat ak le consul. xam nga Modou damay wax sénégalais yi dara tey man ak consul yàgg nañoo laale. sa goro. man ak sama goro yàgg nañoo laale te am ngeen preuve yi vous avez les vidéos lim ci ma sa menacé yëpp dégg ngeen ko am ngeen vidéo yi il m'a même attaqué physiquement dama ko jéggal nag comme li may wax nit ñi toujours dama ko jéggal parce que ma doon naa def li Ousmane Sonko def fële ci assemblée nationale bi duma ma doon naa ko duma waaye sama goro la dama koo jéggal te yàlla rek tax mais pour gàttal moo du ma ñëwaat ci yàgg naa menacé yàgg naa def ay mbir mais musuma yaakaar ne li xew bi yoon dina xew mais consulat bi nag institution la mais comme yàlla dafa def man moi je me considère comme la voix des sans voix man tey bu ma doon considérer sama bopp boo ma ne woon Ousmane Tounkara lan nga ci diaspora bi dama lay ne man député du peuple là je suis un député de la diaspora boo xam ne maa ngi liggéeyal peuple bi sans salaire man damay liggéeyal askanu Sénégal te laajtewu ma ci dërëm xaar fayu yàlla du ma wut bureau du ma dem élection du ma dugg ci benn genre politique ak ñoom parce que j'avais fait la promesse bi may ñëw dama ne Sénégalais yi pour la première fois dans votre vie cette fois-ci di ngeen am nit ñëw xeexal leen te yàlla rek tax ma ñëw nag jublu ci loolu rek nag laale nañu mus naa ko sax avertir ma ne ko moi je suis pas un n'importe qui am na wax yoo xam ne boo koy wax seetaat ko wala jëf yoo xam ne boo koy def nga xalaataat ko li tax may wax lii c'est parce que sama yaay bi ma jur xam na ci man ne bu nit defee lu dul yoon te ba war ko wax dama koy wax dëgg bi dama koy wax te man rek ak yàlla tax parce que bu ma deyee man dong may dugg ci sama bàmmeel loolu yëpp bi mu amee moo du événement yi passé temps yi defe naa ñun ñëpp gis nañ ko ñuy yëngu ci ay mbir dinaa la wax ne ma jékki-jékki benn ngoon rek ma seetaan d'abord télévision sénégalaise comme tout le monde ma dégg ci social media bi ministre de l'intérieur di wax ay waxu terroriste ministre des affaires étrangères di wax ay waxu terroriste maanaam ku jóg rek ay forte occulte ak lu dañu koy wax ci ëllëg sa lundi bi consulat ba dañu amoon ñun marche mardi lañ ma jàpp damay indiwaat date yi pour mu leer mardi lañ ma jàpp lundi bi moi j'étais au consulat ici à la 116e bi ma yéegee comme nit bu civilisé maa ngi ànd ak doomu aadama nag waa Pastef Alassane Sall mi ngi may dégg bu baax Alassane Sall mu Pastef mi ngi may dégg ñu yéeg ci kaw bi ñu yéegee ma nuyoo ma laajte consul parce que dama ñëwoon pour plaindre je suis un député du peuple dama ñëw pour waxal peuple bi ma ñëw pour artu leen Moodu bi ma yéegee ci kaw ñu ne ma consul nekku fi Pape Baro Gassama ne du wax ak Alassane Sall parce que Alassane Sall xol bi yéegoon na tuuti mu ne man na maa recevoir ñu wax Pape Baro Gassama vice consul ñu waxtaan ma wax ko li nga xam ne moom moo ma naqari mu ne ma def ko ci këyit bind ko boo ko bindee nga apporteel ma ko ma yóbbu ko ma yóbbu ko fi mu war a dem ma ne ko d'accord Moodu booba man jot naa appel FBI Homeland Security parce que bi ma jotee appel bi daf lay wax Homeland Security Department of Homeland Security xam nga booba dugal naa déjà sama application kayit pour ñu renouveler ko sama papier dafa expiré woon donc man bi ma jotee appel bi gis Homeland Security ma ne ok xam naa sama waa ñii may lijjantil sama kayit bay woote Moodu ma jël appel bi dañ ma jox rendez-vous ñu ne ma monsieur Tounkara ma ne leen waaw ñu ne ma est-ce que mën nga ñëw ci suñu bureau waxuñu ma lu tax nag
dañ ma ne rek mën nga ñëw wuyu si ñu ma ne leen amul problème pour man comme ni ma la ko waxee affaire u këyit bi lañ may wooye ma laaj leen ñu jox ma sax adresse Federal Plaza ñu wax ma floor fat je pense que 12-15 xaw ma ban floor la daal lañ ma woo moo du ma dugg si mel nii ñu toog table conférence table mu am 1 2 3 4 5 presque 7 agents ñoom ñëpp ñu ngi toog kenn souriirul agent FBI wala agent immigration? FBI agent Homeland Security FBI ay federal agent man immigration arrêté wu ma amul agent immigration foofu amul woon benn agent boo xam ne agent immigration xam nga nit ñi dañuy réeree mbir bi ma ñëwee toog ñoom wax nañ ma carrément dañ ko wax leeral ko dañ ma ne monsieur Tunkara dañu jot ay report ci yow ma ne ay report ci yéen la ñuy jaar pour jot ay report mais li ma gën a neex ci loolu yëpp mooy gis nga lëndi bi ñu demee ci buntu consulat bi dañu gis benn oto bu bizarre boo xam ne dafa amoon plate State Department bi mu amee plate State Department dama ko laaj kartam dama ñëw fekk waa ji ma fëgg window bi ma ne ko mais attends département d'état Amérique lan la ñuy wut fii ay policier ak secret police ñu bari daal mbir mi xaw a jaxasoo daal ma ne leen lii de xaw naa doy waar ñun di lii la ñu tàmm quoi comprendre ñun yaan nañu ñëw marche mais ay NYPD la ñuy gis bu ñu paree ñu tàcc leen ku nekk dem sa yoon léegi bi ma laajee waa ji kartam mu jox ma carte bi gis nga bi ma demee agent FBI yi di ma laaj question dama génnee carte bi non astafurlah dama teg sama kalpe parce que xam nga poche ginnaaw dama génnee sama kalpe bi teg nii bi ma tegee sama kalpe ak samay téléphone agent FBI yi ne ma voilà dañu jot ay report yu bari yu jóge ci sa consulat maree bi ma ne leen consulat la ñu waxagul ma ne maree man leen bon ñu ne ma consulat ma ne consulat de ki fa ne ki seen patron sama goro la ñu sourire ñu ne Mr Indaw xam nga américain ñu ne ma Mr Indaw ma ne leen waaw mu ree Indaw waaw ma waa ji wax ne ma Mr Indaw ma ree mu ne ma waaw ma ree mu ne ma ok mu ne ma effectivement foofu la complaindre bi jóge ma ne ko waaw ma ne ko ok léegi dégg naa leen ma ne leen léegi mën naa dem ñu ne ma non mënoo dem man leen luy loolu ñu ne ma mënuñu la jàpp ñun parce que day jël investigation we have to investigate mais yow da nga ñëwoon déjà pour renouveler say kayit avant te renouveler wuñ ko your paperwork is expired since we have a report against your government léegi dañuy fexe rek ñu yóbbu la man leen ñu ne ma waaw ci la ma waaji ne léegi mën ngaa teg say affaire yëpp encore agent FBI mu ne ma mën ngaa teg say affaire yëpp ci kaw table ma teg samay affaire yëpp ci kaw table comme ni nga koy defee mu génnee pour wax ma comme ñaata xaalis laa yor ci sa kalpe quoi pour ñu wax la pour bind gis nga bi mu génnee carte bi mu xool carte bi rek mu sourire carte bi carte business carte waa ji mu sourire mu ne ma da nga xam waa ji ma ne ko waaw ma ne ko ci buntu consulat bi laa ko fekk mais gis nga report kayitu report bi ñu ma defal comme déclaration bi report bi ndeke man mardi précédent bi lañ ma waroon arrêté dañ ma waroon arrêté avant ñuy arrêté Ousmane Sonko mais xam naa dama tukki xam nga man bi ma demee sama kër bi affaire Ousmane Sonko bi di yëngatu noonu dama tukki. mais lan la lay reproché su fekkee ne consulat du Sénégal wala le consul général des Sénégalais yi. Modou ñoom ñoo la report lan la report lan lay reproché. Modou terrorisme xam nga Amérique dafa am lu tudd ay terroristic threats dafa am menace terroristique. mais ci terroriste yooyu ci kaw Assane Diouf dañu gis FBI def descente musclée këram. kan moo ko yóbbu kan moo ko delloo Sénégal FBI moo yóbbu Assane Diouf Sénégal dama lay laaj yow kan moo yóbbu Assane Diouf Sénégal laaj naa la Modou tontuwuloo de dama la laaj yow. man ma immigration ñoo ko yóbbu. exactement donc léegi non attends du FBI boo ko jëli. duñ convoqué dañuy def descente sa kër. peut-être dañu dem déjà sama kër xool foofu yëpp xamuñu fuñ nee naa la report bi 1 week before lañ ma waroon jàpp xam naa problème bi am mooy ñoom balaa ñuy def xam nga FBI lu mu wuteeg police FBI du def ci kër du def descente ci kër vide FBI balaa muy def descente ci kër dinañ ko inspecter dinañu xool ndax ki ñuy seet ma nga fa parce que dañ lay bañ a alerter nga daw xam naa dañu ñëw xool gisuñu
parce que dama voyagé dama dem ci dëkk man xamoon naa ne situation yi ni mu jaxasoo nii ñii calculer woon naa ne mën nañoo def ay waxu caaxaan xam nga boo bëggee tëj lu nit même 24 heures mën ngaa yeew rek hey the guy say he's going to kill me ñu dem jàpp ko au moins pour 24 heures pour ñoom li ñu bëgg a jàllale mu jàll mais Modou dama tukki dama génn sama kër dem Chicago dem ci benn endroit boo xam ne dama fay samay location service ma tàggu sama jabar ma ne ko écoutez affaire Ousmane Sonko bii ni mu tàngee nii mu ne ma waaw ma ne ko du ma toog ci kër gi fan yi damay dem da ngay defen dama ko yëgoon sama yaram mu ne mais pourquoi nga war a dem ma ne ko yëg sa yaram wala kàddu yi nga yëkkati damay yëg ci sama yaram Modou xam nga dama lay wax ju sedd il faut nit ñi bàyyi caaxaan Aliou Dembourou Sow lan la député lan lay wax assemblée nationale jaasi da lay wax moom mu ne boo génnee jaasi dal la mas ngaa dégg Ousmane Tounkara bu ne nit génnal jaasi dal la mas nga koo dégg mas ngaa dégg man ma dem consulat ne leen génn leen boo leen génnee jaasi dal leen loolu bu ma ko waxoon du ma def 2 minutes demandé woo à ce que ñu dem ci yenn kër autorité sénégalais yi taal ko yónnee woo xaalis via Western Union wala lu Modou ay sénégalais mais nañ ma ko woon loolu yomb na nañu génnee xaalis bi ma yónnee Western Union ñu woon na xam nga ban preuve la ma FBI lañ ma jox immigration boobu ngay wax bi ma demee bureau immigration di dem justice xam nga yan preuve lañ ma indil 400 pages du procès de Ousmane Sonko 400 pages voilà Ousmane Sonko jàpp nañu Adji Sarr def na nii dugal nañu voilà agressé nañu benn fille sénégalaise voilà sexuellement nangam Ousmane Sonko est coupable voilà nangam ñii dañuy taal dëkk bi yooyu rek la ñu indi. léegi su ma la menace su ma la toppee. ce raisonnement dafa mel ni gouvernement du Sénégal moo complété jiiñ le terroriste pour éliminer la te paaka boobu nga xam ne tey jii moo la naroon a rendi le consul général El Hadj Nanga Ndaw sa goro. moo joxe paaka boobu. mais li gën a bizarre Modou te ma wax ko mu gën a leer mais menacé na ma ko nit ñi di ko dégg moom il a menacé de m'arrêter il a menacé de me faire arrêter moom lépp li xew nii moom menacé na ko ba pare te dinaa la wax leneen il faut doomu aadama yi tamit bàyyi caaxaan il faut aussi ñuy jël suñu ay responsabilités parce que man lii bi ma dalee mais dama alerté dama yuuxu ci àdduna bi nit ñi dégg. ñi ko njëkk jot daf ko avoué ñi ko njëkk accéléré. li mu avoué. dafa avoué ne boobu moo fa dugal moom avoué na ko mu ne leen dafa doon jaay reewande rek kenn waxul donc lu mu am na jël. et dans tout ça. xam nga lan moo leen delloo ginnaaw. parce que ki ngay wax mooy sa nijaayu ay doom. xam nga lan moo ko delloo ginnaaw. ki ngay wax nii mooy sa frère jabar ki ngay denc. après sama frère jabar. sama nijaayu ay doom waaye je le comprends bien. et la famille dans tout ça. et je pense qu'il a. parce que lii day jàll maanaam nguuru Macky Sall day jàll. je pense pouvoir que day jàll. waaw mais man jàppaluma ko dara jéggal naa ko te yàlla rek tax ndax samay doom ndax sama jabar man jàppaluma consul dara jàppaluma ko dara dama ko jéggal te yàlla rek tax ak li ma mën a def yëpp ak naqar bi ma teg yëpp teg ko sama njaboot. dama ko jéggal te yàlla rek tax jàppaluma ko benn centimètre. dafa am problème personnel seen diggante yéen ñaar lu weesu mbiru réewum Sénégal. peut-être ci côté mais man sama côté non man awuma benn problème ak consul. c'est quelqu'un que j'adore beaucoup c'est quelqu'un que j'admire beaucoup c'est quelqu'un que j'ai beaucoup soutenu moom li ko dugal ci consulat bi sax mën naa yëkkati sama loxo ci laa bokk laaj ko. depuis loolu. est-ce que am na nit yu jug dox ay tànk jàmm ci seen diggante. sama xarit yu baax yi yëpp dox nañ ko sama xarit yu baax yi boo jëlee exemple Moussa Versailles boo jëlee exemple Nogoy Sista Nogoy Lo bépp sénégalais bu baax boo xam ne bokkoon nañ ci xeex bi dañu ne jëlal lépp nga teg ko ci suuf bàyyi ko ci loxo yàlla te exactement loolu laa def mais danga ma laaj question nag réponse la mérite. parce que personnellement. voilà. man échange naa ak moom. bul ko tontul de bàyyi ko mu ñëw tontul boppam bul ko tontul. non foofu laa jëm. na ñëw tontu. je dis que ni am na droit de réponse am fii am na invitation fii ci émission bi. su fekkee ne disponible na lundi. voilà mën nañ ko invité fii. exactement depuis lors ñu ngi wut pour mu yëkkati ay kàddoom jëmale parce que depuis affaire bi amul benn sortie boo xam ne nii
jëmale na ko ci loolu mais ci li ma fort ci moom mi ngi xamal que ni moom li nga xam ne nii moo la dal takkew ci. ah léegi nu ma duggee kon dañ ma jékki-jékki rek par hasard ñu ñëw jël si ma sama kër ci 5 millions de sénégalais yi amul kayit ci àdduna bi donc dañoo jékki-jékki rek ñëw jël si Ousmane par hasard dañ ma tànn dañ maa tànn par accident woo ma ne ma kaay wuyu ñu jàpp ma te mu tombeeg njàppum Ousmane Sonko te nag fi ñu defee report bi muy ci kaw pas police xam nga police NYPD am na fii Modou man tey boo ma menacé woon rey léegi du FBI lay composé xam nga kafar lay woo 911 lay woo 911 ku ma bëgg a porter plainte boo bëggee porter plainte nit Amérique te bokkoo def ci légalité tu composes le 911 doo dem secrétaire d'État Amérique. sa goro mi ñuy déglu. voilà donc di wax que ni am na droit de réponse bu fekkee ne lundi prochain disponible di leen ko daal fii ci émission de roi 10h53 bu ngeen réagir ci 212 219 9695 212 219 9695 le temps que je pars la pub. 5 minutes de li ma naqari mooy affaire bi du mat. du mat moom. mais neex na quand même li nga bëgg a wax ko. ah mais oui loolu rek ma naqari affaire bi du mat. léegi ay 5 minutes moo may dese. lan nga bëgg ñu tëjee ko. waaw tàggatoo rek comme li ma wax man damay jéggale jëllale mais nag. am na kii liñ baa ngi xonk tey. allo salaamaaleykum. offre des tests gratuits et confidentiels pour le VIH, l'hépatite virale, le diabète, la tension artérielle et les maladies sexuellement transmissibles. On peut vous aider à trouver des soins médicaux adaptés sans tenir compte de votre statut d'immigration. African Services est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 16h30 au 429 Ouest 127 Street à Harlem. Peu importe votre statut d'immigrant ou votre solvabilité, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Nous parlons français, anglais et la plupart des langues africaines. Pour votre bien-être et celui de votre famille, venez faire votre test. Ayez la conscience tranquille. Appelez le 212 222 38 82 ou visitez notre Oh, you're looking at the time? www.africanservices.org pour plus d'informations. 212 219 mbokk bi salaamaaleykum. waaw bismillah ñu ngi lay déglu sëñ bi. bismillah ñu ngi lay déglu rapidement. ala jërëjëf. jërëjëf merci 212 219 9695 mbokk bi salaamaaleykum. bismillah sëñ bi. bismillah. ñu ngi lay déglu sëñ bi. amen. jërëjëf. merci. jërëjëf. jërëjëf. jërëjëf merci ah di ko remercier bu baax a baax di jégalu ci ligne bi defe naa ñi bëgg participer bëri na mais temps bi moo nekk di nu njat Ousmane. waaw. damay tàmm di def
cri du cœur chaque semaine di jégalu ñu nekk ci ligne bi defe naa 1 minute moo ma dese. tey soo amoon cri du cœur booy jox sa goro sa frère di le consul général El Hadj Ndanga Ndao lan lay doon. wala xam nga il faut sama combat nekk amin sama waxtaan nekk au delà du consul El Hadj Ndanga Ndao déjà moom dama koy jéggal parce que ñun yàlla moo ñu sàkk te ñuy ay jullit te jullit moom yàlla dafa ne jéggale la jullit moomul denc jullit jéggale lay def maanaam lépp lu la nit mën a def ci àddina bu la reyaloon doom sax da nga koy jéggal loolu la ñu yàlla wax ñuy jéggale ce cri du cœur donc li ma bëgg a wax pour peuple sénégalais bi ak aussi li nga xam ne moom mooy consulat sénégalaise nañu fàttaliku ne institution lañu population sénégalaise bi moo leen fi bàyyi suñu àq ak suñu yelleef suñu alal moo leen di fay nañu góorgóorlu sàmmal ñu loolu te liggéey ci li nga xam ne moom moo ñuy dimbali ñun bu ñu liggéeyal doomu aadama nañu liggéeyal institution boobu ñu jàpp muy consulat bi vraiment mu doon institution bu am solo ci suñu existence fii ci Amérique ak diaspora bi may remercier ñëpp nag di balu ñëpp ak di la remercier aussi ci chance bi nga ma jox ci invitation bi di jéggal ñëpp di jéggalu ñëpp vraiment di ñaan yàlla rek lépp luñ fi wax mu baax ñu xam ne ci yàlla lépp lu fi jagul aussi ñu xam ne ci ñun la te ñu jéggal ñu ko te yàlla rek. merci à cœur ouvert avec Ousmane Tounkara di remercier ñëpp ñi nga xam ñi ngi doon teewlu di jéggalu ci ñi woote ci ligne bi temps bi moo ma xaw a njëtt di leen jox rendez-vous lundi prochain même heure même fréquence Dóor waar rek l'histoire continue. waaw gars yi ma tàggu leen ma tàggatoo xam naa rek temps bi njatt nañu léegi vraiment dañu ngeen jéggal ñu bu baax a baax ngeen jéggal ñu voilà ñu ngi jéggalu bu baax di ñaan yàlla ndeysaan mu jéggal ñu ñun ñëpp li nga xam ne moom mooy suñu mbébét aussi ci Sénégal yàlla nañu ko yàlla may wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu merci et bonne soirée Modou tàggul gars yi. Bye, guys. New York, it's WPAT.